àllarba fukki fan ak ñett ci weeru juillet yemook ñeenteeli bés bi gannaaw ubbiteb campagne électorale bi aju ci voté tànn député yi war a toog ca penc ndaw réew mi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet lay doon juróom-ñetti coalition ñoom ñoo ci sóobu di dagan baatu askan wi asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi dal leen ak jàmm ci soir de campagne di émission bi rédaction TFM jagleel leen ma am mbégte di leen ci gunge tey jii. nañu koy dooree ak tête de liste département bu Dakar ci coalition Yewwi ak Wallu moom Barthélémy Dias kon na mu dooree mooy dem seeti kilifa diine yi nekk fii nii si Ndakaaru waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom itam naka noonu mu wax ne nag dinañ def kéem kattan ba nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar dinañ ko duma ci élection yi naka noonu tere njiit la di Macky Sall mu jéem a am ñetteeli mandat Mamadou Fall. Barthélémy Dias ci campagne électorale moom tête de liste bu département bu Ndakaaru bu coalition Yewwi ak Wallu dem na ci kër diine yu bëri yi nekk fii ci Ndakaaru ngir sàkku fa ay ñaan étape bu njëkk gi moo di Tilène ca kër Serigne Maodo Sy Barthélémy Dias dem itam fi nga xamante ni mooy kër Thierno Madani Tall fii nag kon waxtaan yi am na solo moom mi nekk maire Ndakaaru dem na itam Yoff mu ngi wax sax ci kanamu nitu diine gi lan mooy solos élection législative yi. démocratie. moom le Sénégal choisir comme option ku wax démocratie tamit da ngay wax waxu équilibre parce que trop de pouvoir tue le pouvoir donc lu ñuy wax ci suuf ci dëkk bi ci mbiru ay troisième mandat ak ñoom seen ñaan naa yàlla daal suñ ci eggee na ci yàlla def sutura parce que loolu lu muy yee ci réew mi du jàmm. Barthélémy Dias ak coalition bi ñoom namm nañu rek gagné yile élection ñu ne ngir. delloo si li nga xamante ni moo di citoyenneté ci biir assemblée nationale. na élection yi lu ñuy sàkku ci yéen mooy ngeen mobiliser wu ngeen voter pour la grande coalition Yewwi ak Wallu lu ñu tax a jóg nag tey mooy lii di wareefu bépp député mooy di voter ay loi mooy di contrôler l'action du gouvernement di xool gouvernement bi lu muy liggéey di ko gestu di ko saytu. bu ci tegu tamit mooy di jël mbébétu askan wi di ko yóbbu ci assemblée nationale bi. tête de liste bu intercoalition Yewwi Wallu dana wër kon mboolem mbeddu Ndakaaru yi nee na ngir ñaax nit ñi ñu dem wote ji ndax assemblée delluwaat na mu meloon. jërëjëf Mamadou Fall ci jamono yooyu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngi woon ca diwaanu Njàmbur maanaam Louga. foofee nag responsable yu Benno Bokk Yaakaar daal dinañu dalal ki nga xam moom mooy tête de liste bi di Aminata Touré ñoom ñooñee ñëpp nag ñu daal di dig seen kilifa di président Macky Sall ne dinañ def kéem kattan ba élection yi ñu am ci ndam lu rëy ba jox ko majorité foofee kon ci assemblée nationale tête de liste ba di Aminata Touré leneen loo xamante ne def na ko muy ñaax ndaw ñi ñu def ñu xool bu baax a baax ba bésu élection yi ñu xam ban coalition la ñuy tànn te lim leen di sant sax moom mooy ñu voté Benno Bokk Yaakaar Thierno Fall. responsable APR yi fekk baax fii ci diwaanu Louga ñoom ñëpp a joxante loxo ngir élection yi ñu dëgmal Benno Bokk Yaakaar jël ndam li waaye itam Louga bokk ci département yi nga xamee ni moo jiitu. kon tey ñun ñëpp am nan bokk ndey bokk baay kon nag Louga victoire bi leer na nañ. xam ngeen lu ma naan sant sama gars yi su fekkee ne bëgg ngeen ñoo sigil ba ngeen a sigil son excellence le président Macky Sall dañoo bëgg bu le 31 juillet jotee. Louga appelé résultat ci Sénégal ñu jël premier. ñoom nag amal nañu ab mobilisation bu mag fii ci diwaan gi ngir teertu ki nga xamee ni moo jiitu liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar. lii wane na ne daanaka Louga nous n'avons pas de souci à nous faire xanaa kay mooy l'ampleur de la victoire waaye du ñu beew du ñu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué dañuy liggéey. wàcc waxtaanaat ak waa Louga la ville de Louga comme l'ensemble du département. Mimi Touré di sàkku ci waa Louga ñoom ñëpp ñu woteel Benno Bokk Yaakaar ndax moom dafa jàpp ni moom mooy liste bu baax bi. dañu am benn opposition boo xam ne moom dara intéressé wu ko lu dul jóg leen ñun ñu toog parce que opposition buy dem bay jéebaade sa propre dëkk auprès des Nations Unies. kooku war nañu xoolaat leur patriotisme seen patriotisme des na loolu nag
bu ngeen ko xamee da ngeen di def les bons choix le bon choix mooy la liste de Benno Bokk Yaakaar. meeting bi nag moo doon mandargaal ndorteelu campagne électorale bu Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Louga nga xamee ni mbooloo mu takku bàyyeekoo woon nañu fu ne ci département bi teewee si ko. jërëjëf Thierno Fall beneen coalition mu di Aar Sénégal coalition googee nga xam ne nag ko jiite ca kaw nekk tête de liste ba moom mooy Thierno Alassane Sall moom ak i ñoñam ñu nga woon kon ca diwaanu Tambacounda. foofee ñu xamle ne réew mi Sénégal day dellu ginnaaw bu baax a baax te Tambacounda moo di firndeli ci loolu nag ñuy sàkku ci askan ba ñu def kéem kattan ba votel leen ne nañu heure bu ñu yeggee ca pencu ndaw réew ma nag bu boobaa lépp loo xamante ne mbébét la mu jugee ci région yi dinañu ci taxaw bu baax a baax Moussa Omar Gueye. ci gis-gisu ki nga xam ni moo nekkoon ministre des transports muy Thierno Alassane Sall moom moo jiite liste nationale bu coalition Aar Sénégal ci tukkib nemmeeku bi nga xam ne mu ngay amal ci campagne électorale bi nee na nag li nga xam ne moo faree ci saxaar si dellu bi muy dellu ginnaaw nekk na lu ëpp ndaxte rek bu ñu xoolee gaar bi nekk fii ci Tambacounda ni mu yàqoo ëpp na dayoo. gare ferroviaire bi gis atelier d'entretien yi gis gaar bi mos naa ne même bu fekkee ni gaar bi dawatul maanaam yeesalaat gaar bi def ko sax auberge jox ko xale yi ñu koy gérer en attendant parce que patrimoine bu rare la façon buñ ko tabaxee amutul feneen fuñ fii wala ay dëkk yu mel ni Gatineau américain wala Louisiana ma ñëw fa daaw jéeg di photo wu di jël ay film comme ni fi docteur ñooy woon commissaire fekk ko fa ñu ñëw fekk ma ne ma waroo fi taxaw ko ba la ngeen tawet ba nit ñi taxaw dàq leen mbaam yeeg docteur Salif Samba Diallo Adama Keita ñooñu nag la ñu investir ci liste départementale bu Aar Sénégal fii ci Tamba ñoom nag li ñu gën a fësal mooy nañu tabax daara ju kawe université Sénégal oriental nañu yeesalaat Mamakunda daal di fa amal mbayum ndër mi wàllu wér-gu-yaram hôpital régional plateau technique bi ñu daal di koy joñanti waat ki nga xam ni nag mooy Thierno Alassane Sall nee na wurus ak leneen li nga xam ne mu ngi soppeekoo ci biir suuf si ak ci biir mbell mi nekk na loo xam ne saa su ne dañ koy jël di koy rawali di ko génnee réew mi waaye nag Thierno Alassane Sall nee na fi mu ne nii askan wi nag ñoo war a xippi seen ay gët ndax nguur gi fi ne lu jëm ci wàllu gaz bi ak pétrole bi daanaka ma ngi koy tayle loolu nag askan wi nenn la ñu mën a def ngir daal di koy dabaatu mooy bu ñu demee ba fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu ne nii ci wàllu jongante yi ñu daal di wooteel liste bi nga xam ne mooy listu Aar Sénégal. jërëjëf Moussa Omar Gueye ci soir de campagne bés bu jot dinañu dem fekki suñu benn correspondant ci yenn gox yeeg goxaan yi bi yoon nag Saint-Louis la ñu jëm dëkku Maam Kumba Bang fekki Ousseynou Diop mu mel ne Saint-Louis campagne bi tàmbali na wante tàmbali bu yemamaay la ndaxte daanaka ñeenti coalition rek ñoom ñoo tàmbali def seeni activité ñu fekki kon Ousseynou Diop Ousseynou maa ngi lay nuyu. effectivement Ibrahima Kane maa ngi lay nuyu di nuyu itam ñi nga xamante ni ñooy sa invité ñu ngi ci diwaanu Ndar Géej ku wax Ndar nag wax dëkk boo xamante ni wàllu élection dañ ko fi tàmbali def waaye tamit ku wax Ndar di nga wax lu jëm ci wàllu élection yi nga xamante ni tey jile am na fanweeri fan ñu war ko amal ci ak benn ci weeru juillet ci atum 2022 diwaanu Ndar Géej nag xam ngeen élection locale yi weesu woon na mu xumboon lool waaye nag élection yi nga xamante ni nag moom la ñu jublu muy le 31 juillet 2022 muy élection législative yi xumbaay bi nga xamante ni dañ ko daan nemmeeku amagul naam nag ñi nga xamante ni coalition yi commencé nañ yëngatu tey bu fekkee xool nga ni coalition bi nga xamante ni tey moom la ñu duppee coalition Aar Sénégal ñoom seen i bopp tàmbali nañ def seen ay activité tey jii sax ndaje la ñu amal ñoom nag ñu fàttali ni Moussa Diop bi nga xamante ni bokk na ci élection locale yi moom mooy seen tête de liste ñu daan leen di ràññee itam ci diwaan Ndar Géej beneen coalition boo xamante ni tey jii ñoom it am nañ lu jëm ci wàllu liggéey boo xamante ni amal nañ ko mooy coalition Yewwi Wallu Sénégal bi nga xamante ni tey kii di Aba Mbaye tey moom moo ko daal di jiite mu nekk tête de liste bi moom Aba Mbaye ànd ceeg Anta Gueye ki nga xamante ni mooy suppléant bi di Badara Seck ak Yacine Samb ñoom nag tey jii ci diwaan Ndar Géej mënuñu jàpp ni sax gox yu bare dañuy dem daal di koy nemmeeku wër ko def caravane boo xamante ni caravane bu mag la bu ñu amal ànd ci ak ñi nga xamante ni ñooy seen ay militants benn coalition boo xamante ni tamit ñoom ñu ngi yëglu muy coalition bokk gis-gis liggéey bi nga xamante ni Pape Diop mooy titulaire national bi kii di Ousmane Wade mooy tête de liste bi ak Aminata Diop suppléant yi Moussa Fall ak Binta Sankaré beneen coalition boo xamante ni itam mën nañ ko ràññee Ibrahima ba tey mooy coalition bi nga xamante ni mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom
it tàmbali na seen xumbate kii di Mimi Touré ñëwoon na fi muy Aminata Touré ñëwoon daal di nemmeeku militant yi démb tey jëlee itam mu daal di dem ci département bi fekki ki nga xamante ni mooy Mame Diop ca Richard Toll ànd ak itam ñi nga xamante ni ñooy ay leader yu bokk ci coalition boobee muy fukk ak benn ci maire yi nga xamante ni tey jëlee nekk nañ ci ginnaaw ñii di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ngir ci région bu Saint-Louis rawatina ci département bu Saint-Louis ak département bu Dagana ñoom it ñu daal di wane seen doole xam ngeen ci diwaan Ndar Géej coalition Benno Bokk Yaakaar ci département bi Mansour Faye mooy tête de liste bi ànd ceeg Kodou Thiam kii di Aminata Sow ak Serigne Sène ñoom ñooy suppléants yi loolu daal luñ ci mën a gum jàpp ci diwaan Ndar Géej moom luñ ci mën taa wax mooy lu jëm ci wàllu élection yi na mu meloon ci wàllu local yi melagu ko rythme bi gis na ni wàññeeku na bu baax a baax lan moo ko waral ñàkkul tabaski bi la waaye li wóor ti wér mooy ci diwaan bi moom fii ak ay fan mbir yi dina gën a commencé lii di xumba ndaxte xam na ni Ndar moom dëkk la boo xamante ni dëkkub teranga la waaye tamit dëkkub politique la. jërëjëf Ousseynou Diop jërëjëf ni mu ko waxee yëf yi demeegul noonu wante du ñàkk xam naa feetu tabaski bi ñu génn la ci bés yi di ñëw ñuy am yaakaar ne campagne gi dina ubbi kon bu baax a baax foofu ci Saint-Louis ak coalition parti yi. naka noonu itam bés bu jot ñu dem si benn gox wante tey it dinañ def li nga xam ne moom mooy portrait xam leen ne nag kenn koo xamante ne dafa samp ndëndëm nekk ci liste yi te am yéene doon député bu tey jii nag mu ngay wuyoo ci turu Moussa Diakhaté nekk juróomeeli position bi ci liste nationale bu coalition bokk gis-gis liggéey te Pape Diop jiite ko moom Moussa Diakhaté nekk journaliste la def communication wante dafa teel a dugg ci politique mu ngi am nag yaakaar ne na ci base politique am naka noonu itam ci askan bi ngir ñu voteel coalition bokk gis-gis bu baax a baax te neex nee nañ bés bu ñu toogee ca pencu ndaw réew ma la leen di gën a yitteel moom mooy proposer ab proposition de loi boo xamante ne dafay jëm ci mandat présidentiel nga xam ne kenn dootul def lu mat ñaari mandat ñu teewlu ko ci portrait bi Habib Faye moom moo ko def. mu nekk koo xam ne noppi na ngir wàcc ci terrain bi dagaan baatuk askan wi ngir falub député yi Moussa Diakhaté la wuyoo mu nekk militant bu engagé nekk tamit juróomeel ci toogu liste nationale bu coalition bi di bokk gis-gis moom journaliste communicant la te la jël nag wàllum politique daf ko moomee la. mais 2000 lañu am contact direct bi mais contact bi ma njëkk a marqué mu ngi dig jógee ci suma benn mag bu ñuy wax Mouhamed Fadel Gueye nekkoon maire Dakar. bu ñëwee bokk gis-gis nag ànd ceeg président Pape Diop mu créé ko def ma porte parole def ma porte parole parti bi def ma porte parole am. Moussa di yaakaar ci militant yi waaye tamit ak ci base politique gi ngir rek gën a yeesalaat toogaayug député ci pencum ndawum réew mi gën a yeesalaat image yu député bi nga xam ne jamono ji ña koy ñaaw lu bëri na. ndax assemblée tumuranke na ci jikko tumuranke na ci taxawaay tumuranke na ci melokaan soo bëggee ñëw ni da nga bëgg nag ñu ne la fal nañ la ba ngay sant yàlla def yëfi nit bàyyi yàlla mu def yëfi yàlla. changement bi njëkk mooy député bi ñuy tabb pour man le véritable changement day commencer kenn ci ñun ndax assemblée bii ñu jàll dëgg la am du dëgg gàkkal na deru député. moom ak coalition ga mu àndal ñu ne am nañ benn idée ngir tëral ab projet de loi bu ñu faloo ca pencum ndawum réew ma. ndax itam nag fal leen ma rek doyul ci programme foog nga andil nit ñi looy andi waaye ma fàttali ni assemblée nii mu tëggee nii ay dooleem lañ ko war a yokk sinon boo amul majorité naam sa liggéey dana am njariñ waaye du am solo wala am yi lay soppi nekkin yi ba tax na loolu defe naa ni bokk na ñun suñuy programme gën koo jox ay sañ-sañam ak i dooleem. ca élection falum député yu weesu moom ma nga nekkoon ca fukk toogu ba ak ñett bi la yoon mu ne mën na nekk bu baax bi ci équipe bay waaj a dem ca assemblée nationale am na ca yaakaar teewul itam mu ne bés bu faloo du tax mu soppi waaye lay mbébétam moo di bët nga askanu Sénégal di xool ak député gët googee mu gën a soppeeku doon leneen. gannaaw aji politique yi nga xam ne ñoo samp seen i ndënd ngir voté falum député yooyu askan bi itam am nañu seen i baat maanaam ñoom it ñu ngi xamle li ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoom la ñu nar a tabb ñu doon ay député bokk na ci maçon yi nga xamante ne ñoom la ñu fekk fële ca quartier Bignona ñoom ñooñee nag li ñuy sàkku moom mooy beneen taxawaay bu yees ci député yi nga xam ne ñoom lañ nar a fal naka noonu itam ne nañ leen dimbale ba lépp lu jëm ci wàllu tabax maanaam ciment gi ak fer gi ñu wàññi ko ndaxte jamono ji sonal na leen trop. Maymuna Njaay ci chantier bi ñetti maçon ñoo fi xëy bés bu ne laataa ñuy wàcc nag dinañu defar tonneau brique liggéey bii nag terewul ñuy bàyyi xel campagne bi nga xam ni moom la ñuy amal mu jëm ci palum député yi. ñu fi nar a ñëw képp koo xamante ne am nga ndam li da nga góorgóorlu rek nga def différence ndax xam ngeen ne dëkk bi métti na
te ñun amuñu dara lu dul lii la ñu yaakaar bëgguñu dugg ci agresseur bëgguñu sàcc jël alalu jàmbur kon ci li ñu yaakaar buñ ñu ci jàppalee rek ñu dem kanam loolu rek laa leen mën a yëgal dañ ci góorgóorlu yàlla ku may ndam mu xam ne yàlla ma may ndam rek yàlla ma fi teg bu ko yàlla tegee it mu xam ne yàlla ma tegi ñu góorgóorlu. ñoom liggéeykat yi di ñaawlu taxawaayu député yi féete fii ci Sénégal. maa seetlu ciment ñi ci liggéey briques yi ñoo ci gën a brigueurs yi ñoo ci gën a ndaw li ñu fee yeegu te ñoo ci gën a am coono ndax imaginel 600 briques nga bugg ko teg benn par benn ba mu jeex mélangé ko gazé ko ngeen 3 personnes def ko rek métti na mais PR bi moom bokk na ci li may jooy. li ñu bëgg nee nañu assemblée nationale boo xam ni dafay soppi xar kanam. bu nekkoon dañu xam ne député yi bu ñu kaasee ba ñu dégg ko ak santé yi dox amul benn problème mais santé yi yenn saa yi dañu dox yenn saa yi santé yi dañu dox. man kay bëgg naa affaire bi changé carrément Sénégal dem ci kanam quoi. li nga gis ni am na Sénégal yu bari ñu ngi fii ñu am ñu liggéey sax te liggéey ñu ngi fi da ngay jël liggéey nga jox ko keneen waaw étranger quoi. loolu bu nekkee loolu dañu war a dimbale ñi nekk fii ñu liggéey. ngir ñu fal ay député ci dal ñii ñu dégg suñu micro bu ñu sañoon candidat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci campagne dinañu amal seen liggéey violence bañ a am benn yoon. Maimouna Ndiaye candidat yooyee ñu ngi kon amal seen campagne ci mbedd mi ak ci yenn gox yeeg goxaan yi waaye itam ci internet bi campagne gi ñu ngi ko fay amal bu baax a baax ñu dalal Mamadou Ndiaye moom mi nga xam ne moom moo gàlloo Campanet Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ibou di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi nga xam ne tàmm nañu di seetaan télévision Futurs Médias rawatina ci suñu plateforme yëpp mu nekk Facebook live YouTube live ak Instagram live. mu ngoog dibeer ba léegi campagne électorale gi tàmbali nañ ko juróom-ñetti coalition ñoom ñoo ci soobu di dagaan baatu askan wi. ca internet bi itam ñu ngi nemmeeku seen campagne lu ci mel ne les serviteurs MPR bu Pape Djibril Fall. waaw voilà c'est les serviteurs MPR bu Pape Djibril Fall comme ni ko yeneen candidats yi di amal. ci réseaux sociaux yi am nañu présence bu am solo ci seen compte officiel la ñuy daal di publier wala partager seen campagne surtout seen ay programme li ñu fas yéene def Pape Djibril Fall tey ci suba si ñi ngi gis ni wala tey ci bëccëg bi annoncé na ci compte officiel am précisé maanaam campagne yi nga xam ne fas yéene na kaa def ci diggante Karang Sokone Kaolack ak Foundiougne yeneen di gox-goxaat ñu leen di suivre en temps réel comme ni ñu koy waxee dara du leen rëcc internautes yi ak téléspectateurs yi ci taxawaayu ñi nga xamante ne ay candidats lañu. élection député yi ñu jàpp le 31 juillet bi ñu jëm buñ ci jógee ñu jàll candidat ki nga xam ne moo jiite liste candidat liste Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré moom tamit li nga xamante ne wax nga ko sànq ci diggante Ndar gi mu nekkoon Louga ak fi nga xamante ne mooy Richard Toll ñoom tamit en temps réel la ñu daal di def ab résumé di ko partagé ci compte officiel am moom boo gisee compte am na li ñu duppee li certifié ko ni compte bi moom moo ko moom donc pirate ko du yomb moom ngay gis oiseau bu bleu boobu ci compte officiel am daal di à chaque fois di xamale internautes yi activités yi nga xam ne ñu ngi koy def waaye tamit campagne bi ni ñu koy amalee ci gox-goxaat yi lañ fa jëlee ci ay kaddu wala yi tamit lañ fa jëlee ci kaddu population bi wala ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi leen di teeru foofu ci yenn gox yi nga xam ne dañ fay déplacé wu. am na ci d'ailleurs benn image bi nga xamante ne déjà ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy partagé ci doxantu mën nañ ko wax wala campagne bi nga xam ne moom Aminata Touré am na ko amal na ko foofu ca Rosso Dagana ak fële ca Ndar mooy image bii ngeen di gis naa ni ci réseaux sociaux yi depuis sànq nit ñi ñu ngi koy partagé di wax ni dafa bari enseignement politique warul diviser dafa war a gën a mën a boole am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni day boole nit ki te politique ba tey tax na du leen xàjjale te léegi li ñuy seetlu ci politique bi mooy saagante yeeg waxante yu ñaaw yi gis nañ ni image bi daal gis naa ni déjà présent ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi. waa Aar Sénégal tamit am nañu présence ñoom it lool ci réseaux sociaux yi rawatina seen page Facebook li ci ëpp nag ci candidats yi ñu ngi leen suivre ci Twitter ñu ngi leen suivre Instagram mais li ci ëpp ci réseau social bi nga xamante ne bari na lool ay sénégalais yi koy suivre lu ëpp yi tamit ci àddina wërngal këpp plus de 2 milliards d'utilisateurs muy Facebook ñu ci ëpp fa la ñuy partager seen ay informations waa Aar Sénégal kii nga xamante ne mooy tête de liste bi di Thierno Alassane Sall moom tamit seen campagne yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbalee fële ca Bignona ak. yi nga xamante ni mooy yeneen ci gox-goxaan yi ay séejoog yu ni mel ñoom tamit activités yi ñu fay amal mais ndaje yi nga xam ne dañ koy amal foofu ak sénégalais yi ak ñi nga xamante ni ñooy askanu gox boobu ñoom tamit dañ koy daal di partager ci seen compte officiel.
waa Yewwi Askan Wi ñoom gannaaw leader bu ci nekk actuellement activité yi ngay def ci sa compte officiel maa ngi sànq Barthélémy Diaz moom tamit compte am nekk na compte bi ñuy suivre à chaque fois da koy gën di fësal ay activités am yeneen leaders yi tamit seen compte yi dañ ciy partagé en temps réel waaye ñoom bu ñu seetloo ne dañoo am sax d'ailleurs li ñu duppee ab hashtag bu ñu duppee Yewwi Askan Wi wala yi tamit li ñu duppee mooy majorité parlementaire xam naa dinañ suivre hashtag boobu ndax ñoom it tamit seen activités yi dañ koy partagé ci réseaux sociaux yi rawatina ay live yi ñuy def ci seen chaîne YouTube yi nga xam ne ku ci nekk am na ko wala yi tamit ñoom waa Yewwi am nañ ko d'ailleurs def nañ benn vidéo boo xam ne dañuy expliquer internautes yi wala électeurs yi nan la ñuy def ba votel ñii di waa Yewwi Askan Wi en résumé Ibou loolu moo nar a nekk li nga xamante ni aussi moo leen di xaar yéen téléspectateurs yi internautes yi activité candidats yi ci seen présence ci réseaux sociaux yi rawatina internet xam nga fi jamono toll moom internet dafa am solo moo tax candidats yi lépp loo xam ne seen activité la ci lii di campagne bi dara du leen rëcc nañ ko partagé en temps réel fii ci télévision Futurs Médias. jërëjëf Mamadou Ndiaye may fàttali ne moom moo gàlloo lii di campagnette maanaam lépp lu soxal campagne électorale ngir législative yi ñu dëgmal ci biir internet gi rawatina ci réseaux sociaux yi mbokk yee xarit yi suba moom mooy fukki fan ak ñeent ci weeru juillet méngoog juróomeeli fan bi ci campagne électorale bi laataa ñoo tàggoog yéen rek jox leen programme coalition yi ku ci mel ne Benno Bokk Yaakaar moom ëllëg dinañu nekk ca Ndioum ak itam ca région bu Matam waa Wàllu Sénégal dinañu nekk ca Bambey ak ca Diourbel coalition Aar Sénégal ñoom ñu nga ca bët saalumu réew ma ca diwaanu Sédhiou bokk gis-gis liggéey ñoom dinañ amal caravane ci diggante Tivaouane Kébémer ak itam Louga les serviteurs MPR bu Pape Djibril Fall ñoom dinañu dem kon ca Kaolack Guinguinéo Gossas Diourbel Bambey gannaaw tey ba ñu demee ca département bu Foundiougne naka noonu Sokone sama dëkk ñeneen ci coalition mu di Naataange Askan Wi ñoom ñooñee nag kon ëllëg dinañu amal ab dox nemmeeku fii nii ci Almadi war a seeti kii di Khalifa Niass nekk guide religieux nekkoon itam député maire bu Kaolack coalition buntu bi ñoom ci li leen soxal ñoom it ëllëg dinañu nekk ca diwaanu Kaolack waaye Yewwi ñoom it nag ñoom ëllëg xam naa ne ak Barthélémy Diaz dina continuer di saafonteeg askan bi rawatina fii nii ci biir Ndakaaru Njaay kon mu nar a yem kon ci département bu Dakar mbokk yeeg xarit yi kon fii la ñuy tàggoog yéen ci numéro bu njëkk ci soir de campagne dig daje ëllëg ci beneen numéro jërë ngeen jëf